vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. nuyu nañ leen yéen ñi taamu Sunugal 24 di am mbégte bu baax a baax di ñëw ak yéen seen grande interview tey nag ñu am gan guñ ci dalal koo xamante ne kon dootu ko présenté fii ci Sénégal di Thierno Alassane Sall mu nekkoon ci nguuru président Macky Sall ba fan yàggul dara mu xaatim benn téere boo xam ne béjj na ci lépp loo xamante ne digganteem la président ak Macky Sall waaye tamit yorin gu bon goo xam ne yore nañ ko alalu réew mi dalee ko ci pétrole bi ak gaz beeg yooyu yëpp xam naa dina ci ñëw ci biir waxtaan bi dinañ waxtaanee tamit actualité bi waxtaan nag du ma ci wét man donc dama ci ànd ak sama naataango Cheikh Mahfous Diop Mahfous nuyu naa la. maa ngi lay fay Moustapha di la dalal bu baax a baax di dalal également monsieur le ministre nga xamante ni wax nga ko léegi muy Thierno Alassane Sall nekkoon fi ministre ñu koy jaajëfal bu baax ci dalal gi nga xamante ni dalal na ko Sunugal 24 ak émission bi nga xamante ni moom mooy la grande interview. protocole de l'Élysée lañ koy wax les confidences d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi ñuy suivre monsieur le ministre. waaw ñu ngi nuyu mboolem auditeurs yi di leen présenter aussi condoléances suñu njaal surtout ñu fi dee ci émigration clandestine bi di bokk naqar bi nga xam ne jeunesse sénégalaise bi def na journée de deuil national ñu participer woon ci di ñaan yàlla yooyu musiba yu mel noonu dañ fi. waaw tudd nga ko léegi xam naa dinañ ci ñëw sax ci biir émission bi mais dañ koy doore ak téere bi nga xamante ne def nga présentation bi lu yàggul dara fële ñu presse bi yëpp ñëw fa nga wax fa ay wax yoo xam ne di leeral ko ñi nga xam ne liiruñ ko woon sax ñu am lu bëri yuñ ci jàngee mu am tamit ab baat boo fa yëkkati man mu attiré sama attention mooy nga ne kii di Abdoulaye Wade kii di Karim Wade kii di Macky Sall kii di Aly Ngouille Ndiaye ñeent ñooñu ñoo def scandale bi gën a rëy ci wàllum bi ñu yorinu bon Sénégal bi Sénégal doone Sénégal ba tey parce que perdre nañ ci ay milliers de milliards ngay def allusion ci contrat pétrolier yeeg yooyu lan moo wax nga ne ñeent ñooñu ci ñoom la mbir mi di tourner. waaw bala loolu dama bëgg a d'abord leeral ni livre bi du comme ni ko ñu bëri di présenter du livre révélation du livre scandale jàngat bi nga xam ne ab sénégalais bu juddu après indépendance dëkk ci réew mi bokk nekk africain gis ni lu tax réewu Afrique yi jëmuñu ka doxuñu demul kanam wax nañ ko léegi ci émigration clandestine yi dinañ ci ñëwaat ci yeneen tolof-tolof ak jafe-jafe yoo xam ne dëkku africain yi ñu ngi koy dund ñeneen ñëpp di dem ñuy waxale yàlla rek ci 60 ba léegi yu dëkk yu mel ni Corée yu mel ni Singapour yu mel ni Maroc yoo xam ne amaana mënoon nañu méngale ñoo ñëpp dem nañu ñun ñu des ci ginnaaw di gën a sax doy waar bala ñuy dara kii rek ñu am ñu dimbalee ñu jàppale ñu gis ngeen keroog ba coronavirus bi amee président lu mu njëkk a def mooy tàllal loxo nee na ci Sénégal yëpp dugal seeni kii parce que état amuloon sax kattanu mobiliser 10 milliards wala 20 milliards pour mesure njëkk yi donc lu waral loolu waral ñu am indépendance mel ni dañuy gën a dellu ginnaaw loolu la téere bi di jàngat ci jëlee ci nag ci anam la ñu jotee indépendance ndax indépendance boobu indépendance dëgg la ak naka la waralee ñu nekk ci situation bi ñu toll nii gis nga turu livre bi le protocole de l'Élysée du protocole ba ñu doon werante ndax signé naa ko signé wu ma ko Élysée laa ci doon junj mais la ma ci doon junj mooy comme ni ñuy wax ay accords yoo xam ne peut-être existé na entre ay réewu africains yoo xam ne France moo leen colonisé woon ak France ba nga xam ne lépp lu France soxla ci réew yooyu muy base aérienne muy ay seen ressource muy seeni leneen da koy am ci ni mu ko soobee moom France pas ni ko réew yooyu bëggee te ñun bala ñuy am visa sax wala leneen France mu jafe ñu lool donc suñu rapport ak France ak aussi suñu rapport ak suñu bopp nu ñu yore réew mi loolu tax aussi tudd nañ ci ay ñaaw teef yoo xam ne léegi dafa dem ba mel ni loolu moom mooy objectif ñu yor réew mi pas développer réew mais def ay coûts pour ñoom am lu mu ci am projet boo gis ñu teg ko rek boo xoolee 90% du temps du njëriñu réew mi ak objectif social lañ ci wut ak économique. naa joxe exemple lampadaire solaire dañuy wax ni pour
peut-être wàññi lëndëm bi am bi ci dëkk taax yee dëkk yu village yeeg monde rural bi mais xoolee mbedd mi ñu jàkkaarloo day gis ni bu guddee benn lampadaire solaire day tàkk ci wetu benn lampadaire boo xam ne dañ ko connecté ci réseau ci mbedd mi yëpp nag laa wax bu leen neex bu ngeen génnee ngeen filmer ko te guddi bu ngeen fi dellu see di nga gis ñaar yëpp di tàkkandoo maanaam dañ jël suñu xaalis sànni ko foofu joxe marché wu 80 milliards quasiment de francs CFA ci loo xam ne amul benn mujjital ci état wu Sénégal lu muy suqali benn entreprise bu nekk France bu ñu tuddee Fonroche boo xam ne mosul am lu wees 2000 lampadaire bu mu tàmbalee ba léegi ñu may ko benn marché boo xam ne 50 000 la télévision française ci boppam ne c'est le plus grand marché du siècle en matière de lampadaire solaire te amul dara lu mu yokk ci xëy fii ci Sénégal wala ci koomu Sénégal au contraire ñoom seen télévision boobu ñu naan France 2 dafa def reportage ne dinañ yokk ñoom seen i xëy foofu seen i emploi yokk capacité production entreprise bi mu gën a mën a exporter maintenant dans le monde waaw donc bu ñu demee ñun bay teg ay projet pas pour njëriñu Sénégal pas pour développement Sénégal mais pour dundale entreprise yu nekk bitim réew loolu war nañu seetaat suñu bopp lu waral loolu lu waral Singapour du doxalee noonu lu waral Corée du doxalee noonu lu waral Maroc gi sax du doxalee noonu lu waral ñun pays africains yi ñooy am njiit yuy doxalee loolu dinañ ci ñëwaat ci kii bi donc loolu moo doon protocole de l'Élysée pour tontu sa question nag naam gannaaw ba ma waxee ci ay jafe-jafe yu bëri yu ñu dund ci wàllum autoroute à péage ci naka lañ ko joxee waa Eiffage tronçon bu njëkk bi Pikine Diamniadio te Macky Sall waxoon ni moom bu ñëwee dina càmbar loolu leeral ko te dina ko nangu ci loxo Eiffage wala en tout cas jël ci ay matuwaay yu mu war a jël mais ba mu ñëwee moom tegu ci weer wala ñaari weer mu jox Eiffage diggante Pikine Diamniadio aéroport Blaise Diagne ci même anam yi gis ngeen fan yi journaux yi di wax ni que bon état au Sénégal da ciy ñàkk ay milliards dañuy yokk charge yi TVA yi mu waroon parce que dafa cher trop et même ci biir indépendamment de cheraay bi gannaaw luñ ci am ñoom ci nu mu chéré gannaaw luñ ci am ci anam yuñ ko tabaxee ci li ma jàngat ci téere yi ay sénégalais gëstu ko nee nañu léegi bu ñu waree séddale xaalis bi ñoom dañuy fexe di yokk charge yi ba nga xam ne bénéfice bi nga xam ne moom ak Sénégal dañ koy séddoo day néew lu waral état wu Sénégal mënul am ay société di auditer mbir mi di surveiller xam trafic bi ñaata la xam dépense ñaata la bala ñuy investir ñu joxe d'accord nañ ci projet d'investissement bi pour nangam sangam bu ngeen xoolee sax autoroute bi lu muy amee embouteillage saa yu ne ñu war a yokk poste yi nga xam ne hypothèse au départ yi ñu newee nombre de trafic à peu près 30 000 maanaam fanweeri junni par jour lañ ñëwoon moo fay jaar dafa presque daf ko ful ñetti yoon maanaam ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñooy ñëw ne dañu bëgg tabax autoroute ci suñuy jàngat nii ak nii lay coûter nii lii moo fi am ci trafic bénéfice bii la ñuy ciy séentu état au Sénégal bu ñu jàppalewul autoroute boobu du antu état Sénégal jël xaalis jox leen fekk ñoom hypothèse yu ñu defoon yëpp li ko ful ñaar ba ñetti yoon moom moo am actuellement nii ñëpp gis nañu nu ñuy yokkee poste de péage yi di yokk nombre de voies yi embouteillage yu fay am parce que hypothèse yu ñu déparé ñoom moo leen arrangé woon état Sénégal deful benn saytu jéemul saytu wut ay cabinet indépendant jàngat affaire bi loolu tax bokk na ci li nga xam ne def naa ko ci téere bi wane ko ni man ba ma nekkee ministre des infrastructures et des transports bañ ma joxee projet wu Diamniadio AIBD pour ma signer ko dama bañ dama ne dañu newoon ñun Macky Sall ci boppam moo toogoon 31 décembre 2011 ci plateau seen benn naatango muy 2S nii lii bu ñu ñëwee dañ ko càmbar mu ñu tegu ci ay wax yoo xam ne teguwul fenn ne dañ ko delloo Eiffage man ma ne non dañuy def appel d'offre comme nu ñu waxoon boobu moom mooy njëkk en 2013 ba mu menacé ne dañ may dàq ci gouvernement bi woo premier ministre Abdoul Mbaye ne ko waxal ak sa waa ji bu signéwul affaire bi dañ koy dàq premier ministre Abdoul Mbaye woo ma ne ko aal ma këyit ma bindal la lettre d'émission moo gën a yomb que ma signé seen affaire bi kooku 2013 la boobu pare woon naa pour génn ci gouvernement te lii may wax ni Abdoul Mbaye biral na ko
ci téereem bi ci téereem bi ba pare wax ko ci seen naataangoo Dakaractu gannaaw ba téere bi ba ma génnee sama téere bi donc en fait suñu téere bi day woon lu tax Sénégal ndóol lu tax suñu koom demul kanam parce que daanaka gis-gis bu fi tubaab bi bàyyi woon ci colonisation ñi ko wuutu moom la ñu yor maanaam jëriñoo askan wi def leen comme ay ñi ñu war a exploiter di jël seeni koom di ko jëmale seen bopp ak seeni intérêt bopp ñoom ñu jiitu pas intérêt askan. ok xam nañ téere bi téere boo xamante ne 487 pages la su ma juumul. donc téere boobu tey jii mënoo ko résumer ci quelques minutes mais moo tax ma tënkal la ñetti nit ñooñu rek wala ñeent ñooñu nga situé ma rapidement ku nekk seen responsabilité ñu avancé. waaw maa ngi la ci gërëm baaxoon na quand même ñu wane du ay scandale comme ni ko gars yi di wax mais effectivement booy xoolee scandalu Timis bi ci tënk. Timis ba mu ñëwee fekk na fi beneen entreprise bu doon waxtaan ak gouvernement au Sénégal muy Tullow Oil ñooñu amoon nañu kàttan amul laam-laame nii mus nañu xam nañ lu ñuy def découvrir nañu déjà gaz ci Mauritanie ci Ghana ci Mozambique ak feneen donc am nañu karala bi am nañu doole gi kàttanu ci wàllum koom ñu waxtaan ak gouvernement bi ñetti at ñooñu ci lu ñu wax ñoom ci seen lettre ñu ne gis nañu ci diggante ñaari tour yi ñu ngi doon continuer di waxtaan ak gouvernement bi gis ni jékki-jékki ñu gis après départu Ablaye Wade en 2012 que am na beneen entreprise bu ñuy wax Petrotim bu ñu jox contrat yi ñu ne loolu mënul nekk parce que ñoom ñu ngi doon waxtaan ba diggante ñaari tour yi te contrat boobu ñu ngi ko signé 17 janvier maanaam dañ ko antidaté Petrotim bi nga xam ne moom moo xaatim contrat yi ak état wu Sénégal ñu ngi ko sos ci 19 janvier maanaam ñaari fan après contrat yi donc bu mu ñu tënkee ñu xam ne lii ay luubal yu doy waar moo fi ne ba gouvernement Macky Sall ñëwee jot lettre boobu ñu avertir ko ñu tàmbale di ci def ay càmbar pour rectifier loolu jékki-jékki rek ñu dellu gannaaw ànd ak Timis defal ko li mu bëgg maa ngi wane ci téere bi que Aliou Sall moo jaar ci diggante gi. parce que li war Aly Ngouille Ndiaye coppite googu am ci diggante bi. waaw parce que maa ngi wax ni que ci juróom-ñaari fan ak juróom-ñeenti fan ci weeru mai 2012 Aly Ngouille Ndiaye mu ngi doon bind ay ministre comme économie et finance ak secrétaire général du gouvernement pour dajale ay preuves que ni li fi waa Petrotim def ak nguuru Ablaye Wade ay luubal la te dëppoowul ak les lois wu Sénégal. bala ñooñu di ko tontu mu jot lettre Aliou Sall buy wax ni ci lettre bi maa ngi ñëw di la jébbal comme ni ma ko laajee ay mottali dossier ba nga xam ne Petrotim moom moo leen joxoon te mottali boobu mu ngi ci ni fiche de demande de permis bi maanaam li nga xam ne moom moo waroon njëkk pour nga jot permis mooy demande juróomi weer gannaaw ba ñu joxe Petrotim permis la ko kii Aliou Sall jébbal Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye moom it ci lettre bu mu jox doon ci Tullow Oil jotoon na ko jébbal président de la République ba kooku tàmbale càmbar ak inspection générale d'État ñu bàyyi foofu liggéey boobu moom it mu bàyyi gëstu yu mu doon gëstu ak ministère de l'économie et des finances ak tontu yu ñu ko tontu muy tontu yu leer yi nga xam ne dafa waroon annuler contrat yi mu daal di def rapport de présentation ci biir rapport de présentation yi ñu dugal ci faux tudd ci Petro-Asia ne moom mooy kër gi nga xam ne moom moo nekk ginnaaw Petrotim ndax Petrotim xamoon nañu ni amul kattan amul doole waaw ci tënk noonu la Petrotim jotee ci contrat yi parce que ba Macky Sall di am ba di yegg si ci pouvoir contrat yi motagul woon desoon na décret pour approuver ko donc Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall ñoom ñoo mottali li nga xam ne Ablaye Wade ak Karim Wade ñoo ko soxle ba foofu déjà scandale la rek parce que ñoom dañ leen dénk réew mi dénk leen loi réew mi ñu génn dañu war a respecter la constitution et les lois de la république et faire respecter ñu gis ni ñoom respecté wuñ ko. ok mais li ci gën a graaw mooy lii ñëw après mooy gannaaw ba ñu découvrir pétrole bi ci tënk gaz
ci Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond yi nga xam ne ñoom lañ jébbal Petro-Tim dañu jàppale Timis mu waxaale ak BP pour jaay ñu jàppale ko dëgg nag nga xam ne Timis ci njëlbeen waa BP ñu ngi ko proposé woon $100 millions maanaam à peu près 60 milliards ci jamono yooyu ak 0,4% production bi maanaam bu pétrole bi gaz bi commencé ball ba ñu commencé di ko jaay fan wu ne. mooy royalties yi. royalties fan wu ne ci diiru ñeent fukki at ak juróom yi fan wu ne dina ci am pàccam moom pourcentage am gars yi jàppale ko ci waxaale bi ba mu nekkaat 1% ak $350 millions. $350 millions dañ ko jox xobet à peu près 200 milliards dañ ko jox xobet maanaam ministre bi bu signé ni d'accord na ci jaay bi nga xam ne Timis jaay na ko BP juróomi fan après dañ koy jox presque $350 millions. xaalisam moom ni ko expliqué ku dugg si ñëw yorul woon dara jël xaalisam daal di demaat. daal di demaat si jël suñu koppar daal di dem yoonam. waaw mu mel ni colonisation moo colonisation boobu la ñu ko jëlatee. voilà am na solo. wala esclavage donc loolu bu ñu ko comprendre xam ne scandale bu gën a rëy la ñan ñoo ko sooxe. buñ ko xaymaa nit ñi BBC dafa ñëw xayma ko gars yu bëri di yuuxu mais booy xaymaa pourcentage 1% ci téeméeri junni par exemple muy junni nga multiplier ko ful ko ci njëgu pétrole bi baril bi muy $70 en moyenne sur 45 ans convertir dollar bi CFA muy 600 nga ful ko nga multiplier ko par 365 jours par at multiplier ko par 45 ans mais alal gudul jeex la ñaata hôpitaux ñaata ban développement lañ ci mën a def lan moo soppi Dubaï lan moo soppi Koweït lan moo soppi Qatar ñu jël suñu lu ñu yàlla mbaaxee pour génn ci ndóol gi ñu jébal ko benn waay ci anam yoo xam ne dëppawul ak intérêt réew mi dëppawul ak charte réew mi te bañ koy def ci tayeef la lépp loo xam ne wax nañ leen ko pour loolu dañ pour ñu arrêté ñu teg ko fële muy rapport inspection générale d'État muy man lettre bi ma jébal président ne ko nañu nangul Timis yor muy gannaaw ba ma jotee parce que man maa jot contrat entre Timis ak BP pour ñu jënd 30% yi ci des ba ma ko jotee dama ko ne kii dañu war a nangu 30% yi ñu bañ mais ñoom ils ont une responsabilité terrible ci affaire bi. dëgg la comme ni nga ko waxee ma pousse ma bàyyi. waaw xam naa bala ñu tëj chapitre boobu ci livre bi toujours dañuy dégg ngay wax intérêt Sénégal donc mu mel ne que ni yow dafa mel ne yow yaa gën a xam intérêt Sénégal ki nga xamante ni moom président Macky Sall mi nga xamante ni Sénégalais yi tey ñoom ñoo ko fal mu nekk seen président à chaque fois dañuy wax signal nga ne du ma signé mel ni si comme si yow yaa gën a xam intérêt Sénégal ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall. non man dama leen indil ay faits. lu tubaab di wax ay fait ay jëf ak ay situation ku nekk mun na ko ku ko jàngal rek mun na ko atte xool ndax lampadaire solaire yi nga xam ne benn bu ci nekk 1,140,000 la amal nañu solo ci anam yuñ ko joxe wala amaluñu solo ndax centrale solaire yi ñu fi bëggoon def nga xam ne dafa nar a suuxal Senelec yokk njëgu électricité bi te bu électricité gën a cher rek suñu développement di gën a jafe parce que fu électricité cher rek développement jafe ndax loolu méngoo na ak intérêt Sénégal ou pas ndax autoroute à péage boo xam ne fii léegi Thiès 3000 francs ngay fay te ma joxe exemple ne Yamoussoukro Abidjan 200 et quelques kilomètres 225 kilomètres 2000 et quelques ngay fay ndax loolu dina yokk compétitivité Sénégal am da koy suuxal bu ñu boolee loolu lépp nag boolee électricité buy gën a cher nga xam ne compétitivité Sénégal day wàññeeku boole autoroute bi nga xam ne compétitivité Sénégal day wàññeeku yokk ci par exemple tudd nañ ci Sonatel ci téere bi ak anam yi nga xam ne noonu la ñu renouveler convention bi loolu tamit day impacter compétitivité Sénégal ndax numérique la mais bu ñu boolee loolu yëpp la bu doon dañuy course dafa mel ni kii nga sëf ko saaku ceeb 50 kilos que li nga bàyyi ko boppam ne leen nañu course te dañuy course ak yeneen état yi dañuy course ak waa Côte d'Ivoire di course ak waa Maroc di course ak waa Tunisie di course ak waa Éthiopie pour xëcc entreprise yi na ñu fii pour créer emploi donc dañu natt xool ci jëf mooy attekaayu dëgg ci jëf ndax Petro-Tim ndax man taxawaay ba ma ci amoon ndax moo méngoog intérêt Sénégal am dépp Macky Sall nag Sénégalais jox dénk nañ ko réew mi mais Sénégalais yaa ngi koy rëccu xam nañu ni
gis nañu ni taxawaayam ci bépp fànn dafa mel ni moom pratiquement sax lu xuri yeneen réewu étranger yi lay gën a yëg que lu wokk Sénégal. ok dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi. wala lu wokk réew yooyu moo lay gën a yëg que lu xuri Sénégal. xam naa ni temps bi mi ngi dem dañuy dugg ci beneen leneen muy accord de pêche yi donc jamono ji ñu ngi ciy wax jur na coow lu bëri muy 10 milliards yoo xam ne si nii Macky Sall signé na ko pour 5 ans ñu bëri def ne Macky Sall dafa jaay suñu géej gi commentaire yi nag bëri na yow ban commentaire ngay am. ci léegi par exemple du question bi pour méngale ko question bi nga ma laaj léegi du man maa wax loolu ñeneen sénégalais ñooy ne accord yooyu dëppoowul ak intérêt Sénégal kilo de poisson kilo jën ci ñaar fukk motul ñeent fukk daal 170 francs fanweer ak ñeent mais yemul ci loolu da ngay gis ni que ñuy signer ay licence ay bateaux de pêche asiatique ak chinois particulièrement ci anam yoo xam ne loolu Union européenne la ñu wax donc loolu dëppawul ak kii mais en dehors de Union européenne bi da ngay gis ñu signer accord de pêche ak ay bateaux asiatiques chinois particulièrement ñu ñëw racle suñu géej gi ba mu jeex tàkk te kenn du leen surveiller bu ñu leen jàppee tamit suñu marine nationale di ci def liggéey bu am solo waaye bu ñu leen jàppee bu ñu teeree am nu ñu def ak ñenn ñi ñu delluwaat ci géej gi di def seen ñaawteef yi tax suñu géej kii en même temps àll bi Kolda Casamance pareil gars yi gor àll bi di ko jaarale bois de Vène bi BBC def na ci reportage man lu ma jaaxal mooy saa yu ne ay BBC ñooy jóge bitim réew di ñëw di ñu joytul suñuy jafe-jafe sénégalais yu bëri yu nga xam ne ci seen liggéey la waroon bokk taxaw di seetaan BBC nee na ñu ngi gor seen def reportage wane gars yi nu ñuy goree àll bi loolu gouvernement bi xamoon na ko bala BBC di ñëw parce que service de renseignement mu ngi koy joxe xam nañu fan la ñuy duggee Gambie ba Yaya Jammeh jóge fii dañ def noonu loolu dina fi dàkk donc bu ñu boolee loolu lépp dafa mel ni ñun suñu économie ak suñu réew dafa am ñu ngi leen di attaqué ci fànn fu ne mel ni ay rabu àll rek tim benn kii di ku nekk di fàdd fu la neexee ñii di gor suñu àll gi ñuy nekk ci racle suñu géej gi ñi nekk ci suñu autoroute yi di def lu leen neex. dans ce cas ñuy jiite kon lan lañ fiy jariñ kon su fekkente ne dañoo toog di xoolee rek. loolu moo am sëñ bi xam nga ban condition le Sénégal renouveler licence su concession Sonatel bu 97 bi en 2017 ci yan anam lañ ko renouveler mus nga dégg audit dégg nga ay sénégalais yuy càmbar xool suñu digganteeg France Télécom ak Orange lan moo ci ay matadi yu ñu war a yokk lan moo ci wala sax est-ce que duñu seeti keneen ñu seeti Google wala duñu seeti keneen mu ñëw yoral ñu suñu affaire bi pour yokk économie numérique dañu jékki-jékki rek dégg ni renouveler nañ leen ko loolu mooy le protocole bi may wax c'est-à-dire les accords non écrits nga xam ne gars yi dañuy xëy rek ñu ne jébbal nañ leen ko parce que ñoom la jébbal nañ leen suñu ndox. mais nga ñëw ci accord de pêche yi ba léegi tontuwuloo ci ndax jàpp nga ni tey accord boobu Sénégal mën na ci gis boppam. mais 10 milliards pour 5 ans. yow loolu kay laa la wax kilo jën buy jar 170 francs te ñun ñëpp fii ci Sénégal rek ñu ngi jënd kilo jën lu ëpp loolu bu demee Europe nag ay kilo jën bi ay plusieurs euros lay jar mais loolu du sax wanteer. naka la Sénégal daanaka may la boppam xam nga lu tax par exemple waxu Sénégal gi géeju Sénégal gi gën jeex fi mais Mauritanie dañu gën a nañu waxante dëgg Mauritanie dañu gën a gëm seen bopp ñoom lu ñu signé accord yi ni mel bu amoon coow ni kur mais bëgg nañu seen réew boo xam ne boo xoolee même seen président bu retraité muy Ould Daddah muy ñeneen ñi fa nekk yëpp fa la ñu des duñ dem mais Guinée Bissau ñoo ñu gën a gëm seen bopp yenn réew yi ñoo ñu gën a gëm seen bopp ñun gëmuñu réew mi ñu jiite gëmuñu réew mi dafa mel ni affaire bi mais moo tax gars yi di dee ci géej gi doo leen dégg sax accord yi bañ koy signé gars yi nekk nañ ci biir am na ñu ci wax ne leen 170 francs ku mel ni Mahmoud Saleh dama ko koy témoigner wax yuuxu na ci li ma mën
mais dafa mel ni wax nga ci accord ku wax accord wax jën tudd géej immigration clandestine bi dafa am na ñu def liaison boobu ñu ne moo waral lu bëri mool yi di dem parce que seen géej gi la ñu jaay. du mool yi rek mais xam nga. mais bokk na si ñi ëpp ñi. oui damay dëggal li nga wax mool yi ñoo njëkk a dem parce que dañ daan def bu ñu génnee benn jour wala benn guddi dellu si napp ba gaal gi fees léegi pour gaal gi fees il fallait ñu dem ay ñetti guddi wala ñeenti guddi dem ba di jege Espagne commencé naan mais gars yi lii de Espagne ngi ne di tàkk pourtant de bu ñu defoon tuuti yegg si ñu commencé di dem. après ñeneen dégg loolu riirandoo parce que boo demee xëy amul ci dëkk bi mooy yi may wax nii ci jéemuñu créer entreprise boo xam ne dafay créer ay lampadaires solaires wala suqali mbéy mi wala aar suñu àll bi exploiter ko ba mu mun ñu jëriñ ay ñeneen ñooy ñëw chaque année di ci jël ay 70 milliards de bois de vin di ko jaay donc ñu tayle suñu réew amul xëy mais gars yëpp a màbbandoo parce que toog nañu xool gis ni que réew mi des fii dafa mel ni xaru ci waxin la parce que pour nga tekki fi dara da ngay taxaw ci autoroute ci VDN bi wala autoroute di jaay ay mouchoir wala di jaay ay yeneen toute une journée yor pousse-pousse toute une journée doo am 2000 francs 3000 francs nga dégg ni diw mu ngi Espagne pourtant commencé ta dabax yónnee na kii nga ne dund gii may dund nii te amul benn app goo xam ne am naa yaakaar ni dina dañi ji ma am beneen liggéey mun a suturlu fii mais dund gi ndax jar na ko am ñu bëri loolu moo leen yóbbu ci géej gi mais bu ñu fi amoon teraanga yi ñu bëri am duñu dugg ci géej gi. est-ce que tamit Covid bi waralu ko tamit parce que dëkk bi fépp àddina bi yëpp a metti dëkk boo dem di nga fa fekk chômage donc est-ce que tamit amuñu benn bëgg bu mu am bitim réew rek tax ñuy dem. Covid bi waralu ko parce que maa ngi de wax ci téere bi maa ngi doon wax sànq téere bi waxul rek ci kii maa ngi wax ci téere bi 2005 2006 maa nekkoon représentant ASECNA ñu delloo si gars yi doon dem Barça ak Barça bon jour boobu Ousmane Ngom moo doon ministre de l'intérieur ñëw ci aéroport pour teeru leen di wax ak ñoom am na ci benn scène bu ma frappé woon 2006 je pense aérogare Pèlerin ñu wax kenn ki yow ñu wax gars yi léegi ndax di ngeen dellu si gannaaw lu ngeen dund lépp ba ñu delloo si leen fii et puis am na ay néew yu ñu ci delloo si woon ci kii benn waay ne man bu ngeen di may bàyyi may dëpp troisième fois ngi nii may dem bu ngeen di bàyyi bay dëpp parce que aw ma fi benn yaakaar lan ngeen ñu defal mooy fàttalee ko Wade ba muy def campagne 2007 ba mu demee Thiaroye gars yi ñu dellu si woon ci géej gi sonal nañu ko Covid bi nag daf ko accéléré situation crise mondiale bu ñu dund nii daf ko accéléré mais ma profité d'ailleurs ne leen Covid bi war na tax kenn war a dem Espagne parce que ña fa nekk si doon liggéey sax amatuñu xëy waxantuma koo xam ne da nga ñëw fekk ñu tëj lépp seen koom ñoom suux donc en réalité tey jii nii la nit ñi waroon moytu dem Europe surtout ci anam yi même émigration normale bala nga fay dem na nga ko seetaat ak santuma nag dugg ci gaal jaayanteeg sa bakkan pour yegg si fa. mais partiral gi nga xamante ni tamit nguur gi nemmeeku nañ ko ci nguur gi on parle de 480 morts ci loo xam ne si ni li ñu xam ak li nga xamante ni tey moom mooy egg tous les jours fële ci Espagne nguur gi waxu ci benn tweet rek la Macky Sall def naka nga jàngatee tamit loolu nga xamante ni nguur gi def na ko. xam nga nguur gi bëgg ñu xam exactement nombre de morts arrangé wu leen. bu ñu sañoon kenn du ko wax dafa mel ni joolaa bi Ablaye Wade bëggul woon sax ñu wax nombre de morts ak yooyu fexe na ba ñu fàtte jéem moom en tout cas ak nguuram ñu jéem ko fàtteloo Sénégalais yi parce que seen responsabilité ci biir dafa bëri naam mun naa comprendre nguur gi bañ a xam exactement ñaata la waaye benn gaal bu suuxee amay rescapé bu doon enquête ya ca war bu doon Europe wala États-Unis wala Maroc wala feneen day am enquête judiciaire ndax yaa moor dom loolu mooy état ña ca mucc dinañ leen laaj fan ngeen embarqué ñan ngeen kii woon nangam sangam ñaata ngeen woon bu ñu defoon gaal bu ñu yëg ni suux na ñu def ko te mu am rescapé dinañ def comptabilisation nombre de morts beneen bi mooy maa ngi wax ci téere bi nii
dañu nekk jamono joo xam ne adduna gi yëpp mu ngi nekk dans le domaine du numérique ñii di dem ci jaww gi ñii di xalaat nu ñuy dëkkee Mars ñun mënuñ ko ñu sax xam sénégalais yi ñaata lañu ak fan la ñu nekk. nit koo xam ne buñ toogee 3 mois dégguñu ay mbiram te yooyu mun nañ ko xam 3 mois gisuñu la dégguñu ay ñu porté le disparu bu yàggee tamit dinañu def bilan ne à peu près tant de sénégalais on ne sait plus où ils sont ñu def ay recherche ñii bu fekkee dañu nekk Angola réer fa ñoo xam ñii bu dee Australie la ñuy ñii bu dee dañu disparaître ci géej gi mun nañ ne à peu près nangam moo disparaître loolu mooy état mais bu fekkee ne da nga cuune yow politique nga tal teg ay nee nga depuis élection ba léegi yaa ngi waxtaan ak opposition pour teg ay deal pour ni ngeen di naxee sénégalais yi ba continuer di wéyal seeni nguur mais du woon liggéey pour problème mu sénégalais yi ngeen wutal ko solution mais nag ay xalaatee teg fi ay xeetu xarala yu yokk mbéy mi capacité béykat yi capacité jàngalekat yi ci ba ñu tëjoo sax am kii ñu def enseignement en ligne bu xarala béykat bi xam mbéy bi bu soxlaa ay réinformation ak lépp mu tàppe ci benn kii mu xam ko naka noonu santé bi et cetera mais tey jii ne dañu waroon nekk réew boo xam ne ñëpp a ngi nekk ci numérique te soxlul jàng gu soriant xale yu am 2 ans boo leen joxe portable ñu génn seen dessin animé bu ñuy soxla donc mag bi am 40 ans di béykat wala di wuude wala di mécanicien war nañ ko mën a defa noo xam ne bu tàppee ci ordinateur dina ci jàng xool moom machine bi mu yor oto bii mu yor panne yi moo ci gën a fréquent panne bi bu amee nii ak nii nangam orienté ko mais day fekk ni gouvernement boo xam ne mais ñoom déjà dañu ay nandit dañu xamuñu boo déggee débat yu ñuy wax lii rek Sénégal ay débat wu kan mooy chef de l'opposition kan mooy kii noo kan mooy nii nangam sangam nga xam ne ñun pendant que boo demee Corée wala Singapour gars yi ngi wax ni ñun dañu bëgg internet des objets oto yoo xam ne ñooy dawal seen bopp mbalit yoo xam ne oto mbalit yoo xam ne ñooy ñëw ramasser seen mbalit kër goo xam ne day surveiller lépp bébé bi bu yuuxoo yaay ji bu fu mu nekk ci fële xam na ko ainsi de suite ñu ngi ci monde boo xam ne dafa mel ni ñoom monde beneen ñun ñu nekk ba tey comme temps wala joor mais boo nee ñun yow ci système bi nga bokk parce que yaa ñëw Macky Sall yéen a àndoon ba nga génn mais li nga nekkoon ci wetam noonu ban apport la ko Thierno Alassane Sall woon pour moytu yenn yi. liiral téere bi parce que ku ko dégg ma non man liir naa téere bi parce que ku ko dégg ma danaan ñoom day mel ni si koo xamante ni mosu sax liggéey ak président Macky Sall. waaw mais liiral téere bi loolu mooy solo si téere si mooy wax lan laa wax d'abord ba ñu nekkee opposition bi lan moo doon suñu programme yii bokk na ci suñu programme. bokkuloon suñu programme dem def jam ñaajo de non bokkoon na suñu programme par exemple ne Casamance dañuy fexe ba nga xam ne dañ koy def pôle économique moo tax nga doon dégg ay pôle économique yu wax wala région nord dafa ay hôpitaux de classe internationale pour faj d'abord ñu fa dëkk xëccaale waa Guinée Bissau ak waa Gambie ak yooyu ñu ñëw di faju foofu mu nekk lu ñuy yokk suñu koom mu créer ay emploi hôtel yi fa ne ñu suqali ko ba nga xam ne ku ñëw di faju di nga fa mën a nekk université bu fa ne tamit di liggéey hôpitaux yeeg yooyu et cetera fruits yu fa ne légumes yi fa ne ñu koy gën yokk pour extra mun naa do xuus ci loolu ak ci économie numérique mais jot bi may ko. dañu koy tënkal rek. waaw non donc ba dañu ñëw wax ak moom programme mu ñëw teg programme bale foofu. wax naa leen sànq saa yu ñu yegsee en tout cas ci domaine ba ma yoroon la ñu waxoon ñun dekkal ngor ak gestion sobre et vertueuse saa yu ñu amee saa yu ñu si amee safaan dama taxaw ci la nga xam ne moom laa jàppoon ni moom mooy intérêt Sénégal yow laaj nga ma léegi sax bu ñu la déggee dañuy foog ni Macky Sall yow yaa gënoon nekk Macky Sall ci intérêt Sénégal mais moom moo ñu boole amul leneen lu ñu boole maag moom xam nga gars yi léegi-léegi ñu bëgg a yàq der surtout waa APR dañu ne non moom ba mu nekkee ci biir dafa noppi mu génn comment moo tax ma bind téere bi wan leen nii 2013 bi nga nekkee si biir nga commencé bañ. way amul dossier boo xam ne d'accord naa ci d'accorduma ci te waxuma ko loolu mooy responsabilité ministre parce que bu nañu ne li fi xew ci nguuru Diouf Abdou Diouf kese la lu fi xew ci nguuru Abdoulaye Wade kese la am responsabilité ministre mooy bu d'accordul mu ne d'accordul ci fi mu ko war a waxee nag du ko wax ci plateau yi télé yi du ko wax ci grand place yi du ko wax sax këram. Macky Sall la koy waxee. ok président yaa ngi ko doon wax léegi noonu lu jëm ci wàllum immigration clandestine bi ak responsabilité am nguur gi am na ci mais dañuy dugg léegi ci wàllum politique
gouvernement bi teg nañ ko yàggul dara ñu ngi ko teg le 1er novembre d'abord ndax am nga mbetteel gis Idrissa Seck mu rejoindre ji question bi laa la njëkk posé balaa ñu ñëw ci gouvernement bi ndax bett na la. demi surprise à moitié ndax xamoon naa ne mu ngi waxtaan ak président Macky Sall. yëgoon nga ne kon ñu ngi doon déggante. non amoon nañ ci sax ay indice ci bu ñu déggee yenn kilifa yi nuñ doon waxee bu ñu gisee ci yan anam la ñu tënkee rek seen i bañu résultat yi def seen benn communiqué dem moom mu dem toogi boobu ba léegi dégg nuñ ko ci benn dossier mais am na ay indice c'est-à-dire que ku nekk ci langue politique bi tamit di observateur mu ñor la war am na yoo xam ne war na la jaaxal am na ay yow dégg tamit di ko gis yenn kilifa yi di ko wax wax nga xam ne am na lu ñuy junj beneen bi tamit mooy bettuma parce que xam nga opposition boo xam ne dañu ne ba ilaa yow mi din ci principe lay doon pas ci personnalité te Idrissa Seck ak Macky Sall lu leen wuutale du principe parce que amul lu kenn ci ñoom sañ a def te keneen ki sañu ko def. kon yow pour yow ñoo yem. mais ñoo bokkoon seen PDS te lu leen boole attention kenn ki dafa taxaw wax les déclassifier rapport IGE wax les chantiers de Thiès au Méridien. kenn ki wax les 7 milliards de Taïwan keneen ki waxaat et cetera donc ñoo bokkoon seen PDS lu leen génne lu leen wute ci PDS du ay question de principe du ay ñàkk gis-gis wute ci gis-gis nu ñu war a yore réew comme ni ma ko doon junjee sànq loolu bu ñu demee ba def seen i calcul bokk xam ne léegi tey ànd moo leen arrangé parce que seen intérêt bopp moo leen dëddale woon bu seen intérêt laajee ñu àndaat rek dañuy ànd. wutal ko nag ay lay bu ñëwee ci gouvernement bi. bu ñëwee ci gouvernement bi la ngay dugg ci gouvernement bi ñu bëri di wax ni que Idrissa Seck Macky Sall daf koy préparer pour mu wutu ko après 2024. maanaam 2024 Macky Sall dafay jox pouvoir bi kii di Idrissa Seck ñu bëri dañuy def jàngat ci fal gi nga xamante ni fal na ko. si ni nga xamee Macky Sall dañ gëmu ni mu wóolu kenn pour wutu ko lu muy boppam te bu dee pexeem sotti na dina fexe loo xam ne bu mënul présenter 2024 tamit dina fi bàyyi koo xam ne xaw na ko ñeme te jàpp naa ne ñemewul Idrissa Seck. ñemewul Idrissa Seck. mais xamante nañu ku ci nekk ci ñoom xam ne ni intérêt moo leen boole nii ko xam ne mën nga ànd ak Khalifa wala Karim ba mu yàgg ne ko ràpp ci ginnaaw kaso pas par principe comme ni ma waxee sànq parce que bu doon par principe ñeneen ñi ngi bokkoon Karim liste bi yëpp nga yóbbu leen fa nga yóbbu Karim mais par intérêt kooku ku la wóolu dóor na loxoom ci ëkk ça c'est pour le cas de Idrissa Seck. Idrissa Seck aussi li mu wax fii nii tey ak li mu def nii tey Sénégal yëpp di ko coow ku ko wóolu ba wekku ci ay kàddoom dóor nga sa loxo ci ëkk te xamante nañu. mais coow li Idrissa Seck bi tamit buñ desee foofu dafa am beneen wax ju mu jur mooy nitu Thiès yow nitu Thiès nga xam naa ne fan yii kon seen bu ngeen neloo tamit yàndooru leen lan mooy nitu Thiès bon dañuy tooñ parce que dafa am ku def benn vidéo mu ne nitu Thiès dafay wor benn waay moo def waaw moo def benn vidéo nit léegi ñëpp commencé di ko dafay statut yi ñuy tooñ ñi dëkk Thiès naan leen ay nitu Thiès lañ bon nit ñi xamuñu ko maanaam voilà boo moytu sax ku bëgg a yàqal waa Thiès lañu def seen vidéo politique parce que ku xam tarixa Thiès xam Thiès doo wax ni nitu Thiès nitu warkat la mais bala ma yegg si foofu damay wax Sénégal wax leen ma dëkk bu amul ay warkat yu mag ñu ànd nag Wàdd yëpp di ay kilifa ñi nekkoon ay premier ministre ñi nekkoon ay ministre d'état ñi nekkoon ay ministre de ceci cela ana ñu ànd nag Khalifa Sall ñenn ñi giñ fi ana ñu ñi nga xam ne doomu Wàdd lañ woon mu yar leen daan ko dar matin midi soir ana mu tey Wàdd dafa wéet ana ñu ñooñu fan lañu bokk du nord au sud du Sénégal boo demee de Fouta ba Ziguinchor ba Casamance ba frontière Guinée-Bissau koo fa gis rek bokkoon naag Wàdd wala Abdou Diouf ba nguur gi changé ñu war ci façon bu doy waar mais bu ma dellu see ci Thiès bu leen fàtte ni Thiès mooy dëkk boo xam ne ci histoire du Sénégal bokk na ci dëkk yu ëpp chargé politiquement ay bañ du ma dellu si ay jëli jooroñ ndeer nga xam ne tubaab bi dafa daggoon boppam samp ko ci biir Thiès ndax fitam
ak bañ bu mu bañ ku ko yab mais damay ñëw rek ci 47 grève chemin de fer yi ñëpp xam nañu Thiès la woon ak foofu la ñu impulsé Afrique de l'Ouest yëpp bañ gi nga xam ne bokk na ci lu yëngal colonisation bi ñoom Ibrahima Sarr place de France boobu foofu la ñu daan defee meeting yu ëpp solo ci réew mi BPS fa lañ ko créé à Thiès PAI 57 fa lañ ko créé à Thiès pourquoi ñu tànn Thiès parce que ville de refus la woon Ibrahima Sarr ñëpp xam nañu que bu doon bañkat procès nee nañ ko saa waay ñu bàyyi la moom ak Dia yow ak Dia defoo dara xam nañ Dia moom mooy sooxe lii lépp dañ lay bàyyi mu ne déet Dia deful dara maag moom ñoo war a yem àtte bu ngeen ko tëjee tëj na dem ba feebar boobu moo ko yóbbu amul lu ñu deful pour mu nangu mu bañ doon cheminot syndicaliste bu ñëpp ràññee ci réew mi 88 bu ñuy wax jeunesse malsaine fan la njëkk a créé le Abdou Diouf de manière mémorable Thiès ci même place boo xam ne damay tënk rek même place boobu ñoom Senghor doon taxaw ak ñoom Mamadou Dia ak ñoom Ibrahima Sarr ak ñoom Majmout Diop ak ñoom ñeneen 2012 Ablaye Wade am na fa ay bésam moom it man waa Thiès laa jàngee ci maa ngi koy wax ci téere bi ci ay ànd jëf ay bañ tradition wu lutte bi ba ma toog ak président de la République les yeux dans les yeux ne ko nanguwuma li ndax du intérêt Sénégal donc bu ñu waxee ay nitu Thiès way nitu Thiès nitu bañkat lañ ñun ay bañkat lañu te Thiès dañu toog 16 ans ànd ak Idrissa Seck dëkk yu bëri dugal nañ fa xaalis bu dul jeex dëkk boobu luñ fa dugal 4 fois 5 fois 10 fois la néew na ñu àndoon ak moom ñu xàddi waaw moom kay moom moo dem def li mu def ñu bëgg ko taqal waa Thiès yëpp comme nu amee dëkk yeneen yëpp am na ñu def ñu ni mel mais taqaluñu dëkk yooyu loolu tax ma ne leen politique la ak bëgg a yàq tur waa Thiès mais moom ci biir boppam partem ñu bëri responsable kenn bougé wu fa 16 ans d'opposition amul xaalis bu ñu leen proposé wul loolu tax man dama leen du tey laa ko njëkk a wax de wax naa ko ci ay télé wax naa ko ci ay kii wax naa ko campagne électorale wax naa ko 2014 ba ñuy jàmmaarloog ñoom ci local nee naa mun naa leen nangu bañal lu bëri lu ñu yoree dëkk bi dëppawul ak yoon seen i di lu ñuy def ci kii bi ci mairie yi d'accorduma ci waaye am na ci ay gor yoo xam ne amul lu ñu leen deful bu Ablaye Wade dafa daan ñëw toog Macky Sall dafa daan ñëw toog jéem lu ne def fa ay premier ministre def fa ay kii pour mabal Thiès ba Macky Sall mos na wax mais lu tax waa Thiès ñun bëgguñu ma parce que Thiès buggul bañkat buggul warkat am na ba maire bu fa waroon Idrissa Seck maire de ville wax naa Macky Sall nee naa ko dara la fa dul am parce que Thiès buggul warkat te loolu kon yaakaar nga ni Thiès duñ topp Idrissa Seck en tout cas Thiès waaye ay bañkat la ñu bëgguñu warkat te dinañ xam bala ngay dugg ci gouvernement bi rek ba tey ñu wax ci. man de Thiès waa laa te damay bañ léegi da nga waxoon nga ni. bañ fa mu war a bañee mais nitu Thiès nga. waaw kenn gënu maa mun a bañ. voilà mais waaw mais sànq da nga wax ci yow nga ni Macky Sall parewul pour jox Idrissa Seck nguur gi wala sinon ku Macky Sall ku mu wóoru la koy jox. mais est-ce que jàppaloo ni également Macky Sall dafay waajal def troisième mandat bu ñu ko gisee am na pays yoo xam ne si ni ñuy wër ñu si bëri ñi ngi def loolu ne woon du ñu def troisième mandat te ñu ngi koy def Guinée gis nañ ko fa Côte d'Ivoire yi ci mel noonu est-ce que jàppaloo ni Macky Sall ci tànk yooyu la nekk. xam nga man li may jàngat ci kii dañuy xool benn tableau xool benn bopp bi rek du ñu xool tableau d'ensemble bi yëpp ci jàngat politique Macky Sall ñan la génnee ci gouvernement bi. ñan la génnee mooy ñoo xam ne ay gars yu mu bokkoon ak ñoom ñoo xam ne daf leen soupçonné ñu am ambition benn ñan la bàyyi ci biir ñoo xam ne bu leen nee woon yëg leen ci building bi tëb ñu yëg ci building bi tëb à quelques exceptions près ñu mu àndal ñi nii à quelques exceptions près waaw nga def ne loolu lépp ñu nekk ci situation économique bu graaw bu doon dese na ko benn mandat mu gëm ko moom am taxawaayum ku mu dese benn mandat ngal la dina liggéey pour bàyyi fi woy bu rafet dina liggéey pour xale yi dem géej biñ fi nekk di wax ay diilu politique wala ndax dina dem troisième mandat du dem troisième mandat bu doon dafa am lu muy jomm yërëm sénégalais yi yërëm xale guneewu sénégalais yi dina taxaw liggéey ba ñii di dem géej wàññeeku
jàng mi xaw a tane mbas mi ñu kii chômage bi yokk bi ci mbas mi ñu am ci kii loolu la ñuy foofu lañ koy xaaree mais depuis 18 mois depuis élection présidentielle bi lan la fi nekk ay dialogue national ay teggi diil mel ni Sénégal damier la boo xam ne ñun ay pions yu muy pousse la pour xool naka lay wuree ba gagné mais loolu yéen observateurs yi ñun politiciens yi ku nekk war na ci tirer leçon bu fekkoonte ni dafa am taxawaayu dese benn mandat bu fekkoonte ni dafa gëm ni que moom liñ ko dénk du pour ay wure ak ay wuruj ak ay bànneexu ak nguuru mais dafa gëm ni pour Sénégal askanu Sénégal la war a taxaw te askanu Sénégal dafa sol dinañ ko gis ci tool yi muy xeex pour kii dinañ ko gis ci géej gi mu def ci lu mu mën pour accords yi redressé wu dinañ ko gis ci àll gu ñuy gor gi mu def ci lu mu mën dinañ ko gis ci gaay wu nekk ndendoor yi di jooy seen phosphate yi mu taxaw leen wala waa Aéré ci Fuuta nga xam ne nee nañu ñu ngi am plus de xaw ma 300 hectares mënuñu ko béy ak yeneen yu mel noonu mais Macky Sall loolu soxalu ko parce que loolu moo tax ma ne la sànq ñoom liggéeyu cuune la ñuy liggéey parce que gëmuñu réew mi gëmuñu liggéey xamuñu ko nguuru la ñu gëm ak bànneexu di dóor ay may bag yu 1 milliard jënd ay oto saa yu ne nag mu ne non gouvernement bi je me rends compte dañuy yàq xaalis facture électrique téléphone bi nangam facture jënd nañu 300 def nañ 300 milliards ci oto 300 milliards ci oto bañ koy def foo ne woon ba pare bu la mbas bi ñëwee nga ne sénégalais yi mastata ku nekk na indi dara ñi indi seen 100 millions ñi indi 10 millions ñi indi 10 francs pour nga ne mbas mi def ñu terrassé amul ñu moyen te nga am moyen génne dugal na 1000 milliards ah moom moo génne budget bu 1000 milliards pour fan la génne budget bu 1000 milliards loolu lañ wax ne moom lañ génne pour xam nga loolu aussi dañ ci war a defar ay gëstu moo tax débat wu Sénégal war ñu ko yemale ci ay débat wu 2e mandat 3e mandat leader de l'opposition nangam sangam kii nii la wax non situation économique bi fan la toll ak lan la ñuy xaar ci gouvernement bi mbas mi lan la ci def 1000 milliards yooyu fa mu la ko jëlee ba yaa ngi fàttali ko décembre 2019 dafa leboon FMI 107 milliards à condition mu yokk électricité moo taxoon mu yokk électricité ku amul 107 milliards en décembre mbas mi ñëw asalaamaaleykum nga tëb ne gars yi naa def 64 milliards mais na sénégalais ku mun nañu jàppale def mastata gars yi boole lu ñu am jox la ak seen i yéene entre temps yow yëgoo loolu respecté woo loolu ngay jël ay budget wu 9 milliards di ko jox benn nit pour ngeen seen deal politique mooy CESE bon nga ne xëy ne génne nga 1000 milliards mais war nañ la laaj fan nga génne 1000 milliards 1000 milliards yooyu bor la boo xam ne yow di nga ko fay man dinaa ko fay bu mbas bi jeexee dinañ dund gu gën a graaw bi gën a tar encore que lu ñuy dund nii fan la mën a génne 1000 milliards fu dul bor parce que waa FMI waa Banque mondiale waa BAD waa yooyu dañ ne ok joxoon nañ ne xaalis pour nga tabax université wala nga def ay tali wala xaalis boobu léegi au lieu nga koy dugal foofu comme situation bu doy waare boo xam ne mën na këpp réew mi ñëw na jëlal xaalis boobu nga dugal ko ci xeexu mbas mi mais Assemblée nationale waroon na taxaw saytu xaalis boobu fan la jëlee parce que xaalis kenn du ko créer ñun neew ñu ay pays yu am seen monnaie indépendante comme États-Unis nga xam ne mën nañ fonctionner planche à billets ne génne nañ 1000 milliards creuser déficit bi neewuñu comme Union européenne nga xam ne Banque centrale européenne moo créé des milliards d'euros joxe Sénégal la ñu tudd BCEAO la ñu bokk kenn yokkul du banque centrale moo ñu jox xaalis donc fan la xaalis boobu soxee ko ay bor la. kon su ma la déggee daal dafa mel ni amoo yaakaar ci gouvernement bés bi ñu teg. gouvernement bi ñoom seen wàllu bopp fàtte nañ ko waxatuñu gouvernement CESE la ñuy wax lan moo bees ci gouvernement bi wax ma. Omar Sarr dugg na. Yankhoba Diattara Omar Sarr mosu fi jàll. mosu fi jaar nekk ministre d'État ci Ablaye Wade. dama ne ci tënk damay wax gars yi nii gouvernement bi c'est les recalés du gouvernement Diouf parce que Diouf bañ ko fi daanee dañ ne yéen mënu leen dem leen ñu wut ñeneen donc am ñu fexe suruxlu dugg ci gouvernement Wade ak les recalés du gouvernement de Wade ak les recalés du gouvernement de Macky. Comment on peut faire 0 plus 0 plus 0 obtenir autre chose que 0
des gens qui ont montré leurs limites ñoo xam ne wane nañu la ñu mën ci gouvernement wu Diouf nga jëm seppi leen indi ñoo xam ne war nañ leen lu ñu mën ci gouvernement Wade ba ñoo ñu jëlee leen fi nga indi leen ak ñu yées ci sa gouvernement. mais tableau bu sombre boobu ngay peindre. mais du tableau sombre jëmale ko ci gouvernement est-ce que duñu yaakaar ne Thierno Alassane tamit dafa mere Macky Sall. non moo fu mu analyser rek tableau bu sombre lay peindre. teggil li ma la wax rek. teggil li ma la wax ndax gouvernement Wade du dañ ko fi jëloon ñooñu fan ngay gisee au monde fan nga gis au monde li ma la wax ndax da nga ko mën a teggi fan nga gis ci àdduna bi ñu jël gouvernement boo xam ne dañ ko daaneloon 2000 sepp ci ay nit indi. ba tey ñu ngi ci gouvernement du ma tudd ay tur nag mais am na ñoo xam ne ñaar ba ñett ñoo xam ne ñu nekkoon nañu ministre ci gouvernement wu Diouf xam nga leen xam naa leen journaliste nga am na ñu nekkoon ministre ci gouvernement Wade dès le départ y compris Macky Sall lui-même d'ailleurs et d'autres ñu daaneel gouvernement boobu ñee mun leen ak gouvernement wu Macky Sall bi nga xam ne moom moo toog ba mu yàgg nee leen mënu leen donc fan nga gis au monde benn njaxas boo xam ne ñu fi ne woon 2000 ñu dàq leen ak ñu fi ne woon 2012 ñu dàq leen ak ñu fi ne tey amut wax ma fu amee ñu mën a continuer du man maa def de tableau sombre jëf yi ñoo demee noonu. daanaka wax na lépp parce que question bi ma ko doon bëgg laaj nga ko xanaa bu fekkente ni am na ci leneen lu ñu jàll wala bu fekkente ni. voilà man toujours damay des ci côté politique bi wax nga gouvernement bi wax nañ ministres yi mais côté opposition bi tamit. waaw fu ñu nee opposition rek suñu xel dafay dem ci Ousmane Sonko. bu am ñoo xam ne dañuy jàpp ne comme moom yoon bi mu jël ak yow yoon bi nga jël est-ce que mën nañ njort ëllëg alliance dox seen diggante wala ñu dem ba bés yow nga bokk Pastef wala Pastef bokk ci yow. ah mais opposition loolu moom y a un travail de la presse que bu ngeen war a ñenn ci yéen et commentateurs yi lu ñu war a bàyyi man waxtaan naa ceeg ñenn ñi en privé. naam Ousmane Sonko amul laam-laame ni opposant la te taxawaay bu mat sëkk la ci yor mais ñuy toog ci télé ak rajo yi ne benn opposant moo fi am waxuñu lu nekk. ah mais parce que moom lañ gis nag. non du loolu tamit nekkut parce que non loolu nekkut. non mais président non xam nga du ñu dugg ci détail boobu fan lañ ko gis ñu ñeneen. non mais moom la ñuy gis mi def ay conférence de presse yow bu doon sa livre bi raar jafe woon na ñu gis la nga génn wax. non loolu tamit Thierno Alassane say sorti dafa raar. non Moustapha déglu ma bu baax da nga ma posé question ma ne tekk ba permis loolu nekkut Moustapha man amul benn plateau bu ma demul ci télévision yi fi nekk ci Sénégal wax ma lii may def nii néew na ay leaders opposition yu koy def ak yéen ki ngeen tudd du ko def man dem naa fi faram-fàccee plusieurs fois. dem fi invité de MNF plusieurs fois dem fi grand plateau plusieurs fois dem fi ay DTV ci Mansour Faye di Sow plusieurs fois dem naa fi même ay oxygène. non ñun non dama la bëgg a wax ne rek ni que ci terrain politique bi dafa am keroog benn commentateur bu wax loolu mel ba mu koy wax man maa ngi Amadou Unaare ci manifestation affaire kii te presse bi relayé ko les mêmes jours ñu bind ci affaire centrale solaire de 300 mégas. muy jox ñoom Samuel Sarr mu indi fi coow mais coow li lu tax bëriwul foofu tamit dama leen di wax lu tax soriwul parce que centre problème Akilee bi ba mu fi ñëwee ubbi coow yëpp les associations de consommateuristes wax ci presse bi wax ci extra mais xam nañu am na ñu ne woon depuis le palais ñu doon pousse agenda boobu pour gën a dugal Makhtar Cissé waxuma ni man wax naa ci contrat boobu mais li ma ci wax ñëpp leer na du ma ci dellu si mais dama ne contrat wu 300 mégas yi moo gën a graaw ñu wax ci gars yi saaga ñu le même jour nga dégg ci ay plateau gars yi ne non benn opposant moom fi alors que ñun ñu ngi Amady Unaare di def ay tournée non na nit ñi tamit di wax réalité pour di au lieu de créer benn phénomène di wax rek ba ñëpp topp ko nekkut fu may terminer mooy li ma la wax ñaata ñoo toog ak Macky Sall bu dee opposant waxuma ëppale nombre wala yooyu waxuñu loolu da ngeen ne opposant ñaata ñoo toog ak Macky Sall les yeux dans les yeux ne ko defuma lii pour intérêt au Sénégal loolu doo opposant fan ngay di natte opposant ba pare tëju bind téere. mais boobu yaa ngi ci biir bi nga ko naan defuma ni boobu yaa ngi ci biir. non ba may démissionné ne def ma ko ba pare génn wax loolu moo indi ma dem ci opposition bi l'acte fondateur de mon opposition à lui
ñaata ñoo def loolu ba pare génn bind téere expliquer détail yëpp di wàcc ci terrain bi donc xoolal nañu respecter comme ni ñuy respecter yéen seen équilibre presse bi duñ fi toog di naan benn presse rek moo fi am wala benn presse rek mooy wax dëgg bu leen dugg ci détail yu benn opposant moo fi am parce que ñun duñ fi toog ne benn presse moo fi am bu ñu toppoon loolu mën nañ ne benn presse moo am ci dëkk bi buñ ko waxee xam nga am na ñu koy wax fii am na ñuy wax loolu ah non donc bàyyi leen détail yooyu mais buñ ko waxee peut-être dafa fekk ne dañu bëgg wax ne moo gën a fës mais ba tey tontu woo sama question mooy alliance sa diggante ak Pastef wala seen parce que keroog gis nañ bi nga xewlee mu ñëw xam nga alliance politique duñ ko exclure duñu wax jamais ñu ngi ci opposition bi am nañu ay rapport suñu base yi am nañu ay rapport ñun ñu ngi pour l'instant CRD nekk alliance coalition politique ñu ngi ciy liggéey maa ngi ciy profité di leen nuyu ñuy jël ay position CRD avec des arguments extrêmement mooy CRD mooy borom communiqué yi yéen waaw loolu ngay wax du ñu ne du ngeen leen dégg ñu bind bu ñu génnee communiqué ci la bokk non CRD yow la Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye politiquement CRD lan lay peser communiqué kese lañ fi nekkee xam nga loolu aussi je suis désolé de vous le dire puisque yow yaa am kii wax ma ko les yeux dans les yeux ça fait partie de la maladie de certains analystes Cheikh Anta ñaata la doon peser politiquement lu ñuy peser nag à l'avenir ñun ñu ngi ciy liggéey dinañu dox dinañ dugg ci réew mi dinañ kii maa ngi profité di wax militant wu RV yi fi ñu nekk di leen nuyu nañu continuer yàlla dina àtte mais Cheikh Anta ñaata la doon peser électoralement est-ce que mës na mot 1% Mamadou Dia est-ce que mës na am 1% toute la gauche est-ce que mës nañu am réunis est-ce que mën nañu am plus d'1% mais ou de 2% mais ku wax histoire politique Sénégal ak lu tax démocratie bi yaatu mënoo wax te tuddoo leen donc les idées xalaat fësal ko défendre ko dafa bokk ci loo xam ne dafa am solo cim réew xeeb xalaat néewal ko di wax nombre rek ful mun na juum demal Amérique 72 millions d'Américains ont voté pour Trump Hitler ñaata ñoo ko wooteel donc la vérité ne se compte pas nañu sant yàlla ba ñu amee pluralité am ñoo xam ne ñu ngi def seen communiqué di def seen analyse di ci wax loolu yéen da ngeen ko war a favoriser pas di ko xarab ak di ko kokkali parce que comme bu dee communiqué du dara communiqué c'est extrêmement important mais wax naa la en plus ñun yamuñu ci communiqué mbas mi moo ñu tëjoon kii yëpp après élection présidentielle bi man dama dem bind téere munoo bind téere Sénégal ma dem tëju bind téere maa ngi sant yàlla nag ñu bëri def nañu ay observation ci téere bi wax ci presse bi journalistes yi am ñu ci wax ay analyses pertinentes vraiment maa ngi sant yàlla ak ay observateurs indépendants bu doon lool rek man maa ngi ciy sant yàlla jàpp naa ne am na contribution bu ndaw bu ma indi ci Sénégal ci analyse du Sénégal mais du yemul foofu fan yi di ngeen ñu dégg nee naa leen dem nañu Amady Ounaré ba ñu jógee Amady Ounaré Macky Sall dafa yabal maire yëpp ne leen Amady Ounaré Ndendoori Orka Diéré damay wax Amady Ounaré rek di tënk mais waa ngi leen di nuyu d'ailleurs waa Amady Ounaré Orka Diéré Ndendoori dem nañ fa Macky Sall dafa yabal maire yi parce que waxu phosphate bi dëkk bi yëpp tund googu yëpp màbb te dinañ fa delluwaat ay tournée lu ñu tënkoon moom mooy mbas mi bu mbas bi jeexee incha allah dinañ wàccaat ci terrain bi ñun loolu la ñu gëm. En tout cas liggéey loolu la ñu gëm yéen a ngi si liggéey bi wax nga ko ak waa CRD ak ñeneen ñi mais toujours rek pour ma ñëwaat si li nga waxoon nii gauche bi nga jël comme exemple mën ñoo jot si réew mi ba léegi parce que xam nañ ne daanaka seen poids demeewul noonu donc te bu ñu nee politique fi Sénégal ñëpp dañuy wax mbooloo wax ñu topp la mais actuellement dañoo gis ne mbooloo mi ñi mu topp ak yéen seen mbootaay bi ngeen woote ni dafa des moo tax ñu yaakaar ne ba tey yéen a ngi si terrain yéen a ngi liggéey mais li nga def noonu est-ce que yeneen membre CRD bi ñi ngi koy def est-ce que yéen a ngi def li ngeen war def pour masse bi gën a adhéré seen politique yéen parce que kenn du naatable ay borom xam-xam ñoo fa nekk mais lan moo tax ba léegi masse bi pour yow lan moo tax ba léegi mu des mbooloo mi ne waroon topp leen. lu ci kanam raw li bët loolu laa la mën a wax bu doon sa analyse bi dama ci d'accord damay wékk samay godaas dem toogi. non du wékk godaas mais gën a dama lay wax rek dama lay wax man jàpp naa ni li nga wax am na lu ma ci xam am na lu ma ci d'accord ak yow am na fu ma d'accordul ak yow ci jàpp ni que d'abord àdduna fi la yam. même fàttali ni en 2017
bu fekkee ni da ngeen bëgg en 2017 boo dee ko defoon analyse bi Pastef rek da ngay ne na yem foofu. effectivement. am déet. li tax nag surtout effet de loupe am bokk na ci parrainage ñu liquider ay gars délibérément. Macky Sall dafa bëggoon 5 candidats il a sélectionné ces 5 candidats mu am ay résultats yu mu demee nii am démobilisation ak découragement yu mu def ci yenn camps yi bu doon ay nit yu ñuy découragé lañu wala gis ni loolu bàyyi tëppoon nañu suñuy kii bu yàgg dem toogi mais dañu toog te man de sama wàllu bopp gëm nañu ni que valeur yu ñuy défendre vision bu ñuy défendre yàlla moo xam kañ lay doon duñu ay devin duñu ay kii mais gëm naa ni dina am bés yàggul sénégalais yi ne ak li xew-xew yi fi jàll nii nit ñi di wor seen kàddu ñëpp wóolu leen saa yu ne nga jël alxuraan tu mbubbo keneen ki di wax ni man du ma dénk sama doom du ma def suma doom mukk par décret et cetera et cetera gëm naa ni sénégalais yi tey la ñu gën a gëm valeur te xam nañu man day Thierno bokk naa ci ñi nga xam ne valeur yooyu dama ko gëm dama koy dund te Sénégal jaral ma loolu après nag lu yàlla di dogal moo xam mais dinañ dem ci waar ji ba mu jeex. ñu ñëw ci bi suba la ngay tëj rek xam naa sax mooy question bi may mujjee posé muy local yi nga xam si ni ñu ngi ci jëm est-ce que mën nañ gis République des valeurs tey mu laaj yooyu mu laaj baat fi nga xamante ni moom moo di base am muy Thiès. en tout cas ce que je peux dire que ñu ngi ci CRD te CRD dina bokk ci élection Thiès yi CRD nag daf macha allah am na ay responsable ay kàngam yu nekk Thiès muy juge Dème muy Alassane Kitane maa ngi leen di profiter di leen nuyu. jàpp naa ne du Thiès kese mais élection yi Thiès dafa gën a neex ndax tey jii nii dafa mel ni que benn nitu Thiès bu ñuy wax bi pas nitu Thiès yi moom ak Macky Sall ànd nañu léegi donc quand opposition bi tamit leer na donc am nañu yaakaar ni que élection yi dina gën a leer Thiès maa ngi ciy profité di wax waa Thiès dégg ngeen liñ leen di wax da leen fu ñu leen bëgg a dëkkal ndax benn nit ba nga xam ne naam jàppale ngeen ko ay ati at donc yéen a xam ba jëm kanam nañ lañ koy fayee. pour terminer rek fi may jeexale question bu mujj bi xam naa ne am nga yeneen yitte yoo war a def ak yooyu yëpp mais damay ñëw bi ba si personne de Thierno Alassane Sall am ñu bëri dañ ko jàppee nit ku carré ba bi mu bindee livre bi nga gis ay mbir yoo xamante ne daf ko ciy wax. yu ci mel ni bi muy jóge fii ba mu bi dem Comore ak liggéey bu am solo ba mu fa def ñu xam ne ko xam ne liggéeykat la mais dafa ñàkk caaxaan te fii Sénégal boo ñàkkee caaxaan dañ lay jàppe ko xam ne dafa carré ba dañuy parfois am ñoom sax dañuy ragal a jaxasoo ak moom tellement que mbuxum yeeg wala yenn doom est-ce que loolu yaakaarum loon handicap. non du handicap parce que gëm naa ne Sénégalais yi justement ba ñu dénkee réew mi Macky Sall dekkal ngor geeg gestion sobre et vertueuse moo taxoon. bu leen fàtte ni que en 2000 déjà Ablaye Wade pression populaire la amoon pour audit yi après moom mu doxale ko nu mu ko neexee bu leen fàtte 2012 demande sociale la woon pour ñu def la traque des biens mal acquis donc sénégalais yi bëgg nañu nit ñu sellal ñuy sell ñuy jub. monsieur le ministre waxtaan bi am na solo trop mais moom moo ministre la woon waaye tamit nekk tamit président parti République des valeurs parce que nee ñu parti la dañ ko fi daal di yemale rek am na solo trop lan mooy doon sa mot de la fin. waaw xanaa di leen gërëm di leen sant bu baax di wax ni waxtaan bi am na solo. léegi nag ngeen xaw ma laal tuuti ma. xaw a gis sama bopp parce que ñun doomu Thiès lañu duñu bàyyi. nitu Thiès nga. oui nitu Thiès. loolu moom nitu Thiès avec le sens le plus positif nitu Thiès nitu gor. donc moom on l'assume kenn du ñu jam comme lu ñuy wax. waaw ñu leen di gërëm di leen sant bu baax di gërëm Moustapha di gërëm Cheikh Mahfouz di gërëm équipe bi yëpp vraiment di sant yàlla ci bu ñu amee jotaay bi. jërëjëf Mahfouz. waaw di la gërëm bu baax Moustapha di am toujours mbégte di bokk ak yow rek plateau yi mel nii waaye tamit di gërëm bu baax monsieur le ministre Thierno Alassane Sall di ko xam ne si nii ku ñu respecté la ci dalam ak li nga xamante ni moom mooy dëggoom donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi ak ouverture bi.
jaa ngeen jëf. ma lay jaajëfal yow tamit di jaajëfal Thierno Alassane ci disponibilité bi parce que xam nañ ne ñoom fu ñu toll rek mi ngi ci terrain bi comme ni mu ko waxee léegi mi ngi ci activités yi donc bu ñu accordé temps bi dañu def lu dul jaajëfal ci encore une fois di ko ñaanal rek réussite si lépp loo xam ne entreprise la boo xamante ne mi ngi ko dëgmal ci kanamam di leen jaajëfal yéen tamit ñi doon ànd ak ñun waa Sunugal 24 Libaas Mbaye moo jàpp ci technique bi ak Dóor waar ba mu yemb jaageen jëf. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.